jërë ngeen jëf mbokk yi xarit yi nga xamante ni yéen a ngi seetaan la chaîne YouTube bi nga xamante ne moom la ñu duppee GR Info TV te it kàddu gi di bàyyeeko fii ci biir banlieue bi rawatina biir ginnaaw raay mbokk yi amaat mbégte ni ñu koy defee seen émission langue politique di jotaay waxtaan bi nga xamante ni moom la ñu jagleel ñi nga xamante ni ñoom la ñu duppee woy politique yi te it ku wax woy politique yi sa xel dem ci élection locale yi nga xamante ni moom la ñu dëkkmal ci janvier 2022 bi le 23 mbokk yi tey nag niñ koy defee bés bu ne tey jii ñu daal di xuusani ñëw ba fi nga xam ne mooy ginnaaw raay nord fekk fi ki nga xamante ne moom la ñuy wax Mbaye Diouf muy candidat investi bu coalition bi nga xamante ni moom la ñu dippee 3e voie ñetteelu voie nag lan moo tax loolu yëpp dinañ ko càmbar waxtaane ko ba kenn ku ne tamit xam ki nga xamante ni mooy candidat bii di Mbaye Diouf Mbaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ bi Cheikh bi maa ngi lay fay bu baax Mor. d'accord Mbaye ginnaaw nuyoo yi ndax mun nga ñoo xamaleek Mbaye Diouf mooy kan. waaw bon Mbaye Diouf mooy kan xam naa damay tontu rek ci contexte ndax Mbaye Diouf doomu aadama boo jël rek dafay nekk nit koo xamante ni dafay nit ku multidimensionnel lay nekk. donc waaye xam naa tey ci contexte bi ñu nekk laa mën a tontoo. muy doomu ginnaaw raay la donc fii laa juddoo yaroo fi màggee fi donc yàlla dogal aussi. may yëngu ci politique. donc ñu bari ci lañ ma xamee waaw loolu daal laa la mën a wax ci Mbaye Diouf tey bi. d'accord Mbaye Diouf juddoo ginnaaw raay màggee fi yaroo fi Mbaye lu la boole ak politique bi ba pare. li ma boole ak politique je crois héritage la. waaw héritage la ndax d'abord ci sama maam muy Amadou Sow. sama côté yaay mu ngi dëkkoon fii ci passage à niveau bi. d'accord. mooy yotu caaro yi. ci raay bi këram en face raay bi la woon. donc mun naa ni marché caaro yi bu weesoo njóobentaay foofu la sosoo. d'accord buntu këram. marché njóobentaay bi ñu doon bu weesoo njóobentaay. d'accord waaw njóobentaay. mu ngi nekk ci kaw. mais marché caaro yi. mu ñuy wax mooy temps pàkk naajo. donc buntu këram. la démarré. d'accord sama ñoom maam nekkoon fa di jaay et tout donc fa la sosoo mu nekkoon fa chef de quartier. nekkoon fa tam imam. donc am na benn partie sax ci ginnaaw raay muy côté manko bi. d'accord daanaka ci quartier am la bokkoon. donc moom socialiste la woon. xam nga mag ñi moom waaw socialiste la woon je me rappelle jamonoom ku demuloon meeting bu Abdou Diouf doo añ. wala doo voilà da lay presque mu naan da lay génnee kër gi. parce que moom la bëggoon quoi. waaw parce que loolu voilà moom ñoom noonu lañ meloon quoi ñoom seen i bëgg-bëgg xam nga mag ñi moom ñoom noonu lañ meloon yàlla dogal aussi ci sama côté papa aussi. fii ci ginnaaw raay nekkoon na responsable politique. bu parti socialiste aussi ñu koy wax Mbaxane Diouf. donc mu nekk aussi chef de quartier en même temps aussi. donc yàlla dogal nag ci moom laa gisoon suñu kër. donc mu nekkoon kër goo xam ne nit ñi dañ doon dugg ko génn. d'accord ñoom Mamadou Galadio mooy maire bi njëkk nekk fii ginnaaw raay. da doon ñëw suñu kër lu bari. avant ñu koy xar ñaar. avant ñu koy xar ñaar voilà. donc merci. ki nga xam ni tam mooy Mamadou Ba muy Moussa Ba. bi nekk aussi maire da doon ñëw suñu kër lu bari Ndiaga Seck noonu. donc daanaka ñoom maire Waranka Ba. daanaka képp ku doon politique ak obédience boo mënoon a nekk rek da nga doon ñëw suñu kër. ndax paa bi socialiste yi tamit waaw plus socialiste dañu fa doon ñëw lu bari mais ñëpp fa doon ñëw. ndax su ma juumul mus naa gis benn carte boo xamante ni. conseil spécial du maire te Moussa Ba moo ko def te Moussa Ba PDS la. d'accord c'est juste que moom dafa nekk nit koo xam tamit dafa mënoon def ak ñëpp. parce que intellectuel la woon aussi. mais façon bu mu doon defee politique aussi façon bu civilisé la woon tellement que donc ñëpp ko doon fréquenté ñëpp ko doon sàqu ci moom lu bari dari ci wàllu xam-xam yu demee noonu. donc yàlla dogal. bi mu génnee àdduna en 2008. mais man jox na ma carte PS depuis bi may am 13 ans. mais bu politique intéressé wu moon vraiment. man mbiru xale daal yooyu moo ma gënoon intéressé yu demee noonu. donc en 2008 bi mu génnee àdduna su ma jumul 2009 laa dem seeti 2010 laa jékki rek mu mel ni dañ ma ne jógal nga dem si Ndiaga Seck quoi. d'accord donc ma dem ubbi bureau nuyu ko ne ko dama ñëw mais dama bëgg def politique. mu xamal ma ni nag voilà ñëw nga fi nga war a ñëw ndax sa papa. ñu nag moom ñoo àndoon. donc sa papa moo ñëwaat rek quoi ci gàttal daal. waaw looloo mu dugal officiellement ci politique. d'accord mais motivation bi lan nga gis wala lan la yëg wala lan moo ko motiver. waaw lu ko motiver mooy man li ma motiver mooy déjà xam nga mouvement associatif bari na.
waaw mais man defuma mouvement associatif yu bari dama tëb rek dugg ci politique parce que dama xam ni ginnaaw raay bi ma dëkk ma juddu gis sama ñoom papa doon am lu ñu doon def par exemple restructuration bi ginnaaw raay man sama papa bokk na si njëkk a liggéey dama ko doon gis mu tàllal carte bi muy expliquer quoi souvent amoon sama xarit la woon donc muy sëgg di xool bi muy wax ginnaaw raay yi fi xew nii bi mu koy wax boobu daanaka appliqué sax ñëwagul péage bi ñëwagul yàgg na c'était avant 2000 boobu Abdoulaye Wade sax nekkul président donc ci lay wax ginnaaw raay dina mel nii dina mel nii dina mel nii donc bon après comme li ma la wax li ma gën a motiver mooy je me suis dit que ni man donc paa bi fii la yem donc man dama war a jóg aussi pour yeggali mission bi nga xam ne moom la amoon fii ci ginnaaw raay donc moo tax dama ne mouvement associatif en fait du la daf lay limité d'accord waaw daf lay limité mais boo defee politique da ngay egg foo xamante ni tey yow di nga mën a nekk nit kuy décider d'accord waaw di nga sa taxawaay ak li nga bëgg ci lay gën a mucc ayib quoi en fait waaw d'accord ñu fàttali Mbaye Diouf mooy sunu gan tey ci GR Info TV mais Mbaye dafa am lu ma xaw jaaxal aussi mooy Mbaye ci ay jamono papaam wala ay kilifa yu mu doon dig ay socialiste lañ tey nga xëy rek ñëw ne troisième voie lan moo tax waaw bon man ba léegi sax socialiste la waaw ba léegi socialiste la bàyyeegoo foofu de bàyyeeguma c'est vrai que nag en événement yi amoon 7 mars yi en 2017 je crois voilà donc moo andi woon séparation bi un peu quoi entre xalifis yi ak voilà ak PS ni ñuy wax PS des valeurs ak PS bi quoi bon avant loolu amoon naa ki fi nekk parce que man nekkoon na en 2014 le secrétaire général bu jeunesse socialiste fii ci ginnaaw raay nekk aussi deuxième adjoint au niveau du département de Pikine d'accord donc bi ma maire bi fi nekk muy le secrétaire général du PS muy 19e coordination fii ci ginnaaw raay dafa dogal après dañ déggoowul woon d'accord daanaka dañ ma isolé woon ba réunion yi bari duñ ma ko kenn du ma ko wax donc ba instant yi da ngeen am ngan dim fissure ci biir parti bi waaw maak moom d'abord maak moom dañu amoon ay problème politique fii au niveau de ginnaaw raay ba bokkatuñu gis-gis bi yàlla dogalee nag mbiru xalifa ñëw donc mu permettre ma man d'abord par principe comme que mënuma génn parti bi te isolé nañu ma fii à ginnaaw raay donc ma dugg ci laa nekk nag xalifiste nekk le coordonnateur département bu Pikine d'accord comme xalifiste mais léegi bon adulte là quoi moo tax léegi je suis trésorier au niveau du département d'accord léegi nag troisième fois li ko indi mooy non mais ci troisième voie bi donc yaa ngi fi duggee ak socialiste coalition bi waaw ndax ba léegi man démissionné wu ma PS bàyyi ma PS si donc mun ma ni day nekkatuma PS mais xam nga contexte élection yi ni mu demee après élection yi nag xaw ma la mooy xew mais fi may wax ak yow nii je suis toujours socialiste moom moo nekk sa xol quoi mais gisoo carte bi gisuloo carte de membre bi dara daal mais ba tey socialiste nga jàppee sa bopp ba fi may wax ak yow nii renouvellement bu ma yëguguma renouvellement boo xam ne bu PS man aussi gisaguma benn notification boo xamante ni wan na ma ni dañ ma exclure man déjà ci PS gisaguma ko kon léegi yaa ngi socialiste nga ba tey socialiste laa ba tey d'accord léegi li indi troisième voie bi dafa naa loolay sa foofu nga duggee quoi parce que dugg nga nii mais kenn xamul ci ban bannière nga duggee socialiste nga duggee wala man loolu laa boo comprendre nu nga duggee ci troisième voie bi waaw xam nga troisième voie li ma fa yóbbu mooy ba moment bi ñuy def investiture yi ci yeewi bi nekkoon naa ci et d'ailleurs ma nekkoon le coordonnateur de yeewi askan bi fii au niveau de Guinaw Rail Nord d'accord mais par la suite dafa am ay ñàkk déggoo yu waral man ma génn donc dem ci bannière troisième voie mooy jàmmoo jariñ Sénégal bu professeur Amsatou Sow Sidibé mooy profito ci occasion bi di ko sant di ko gërëm ndax vraiment nit ku baax la toog nañu waxtaan nañu mu nekk nit koo xam ne vraiment yaakaar naa war nañu mën a liggéey ndax jàmbaar la jigéen la jàmbaar la boroom xam-xam la te it voilà am na loo xam ne daal vraiment bu la ko nit defalee aussi ci benn site ci benn moment donc vraiment je tenais vraiment ma remercier ko ci quoi loolu ma yóbbu ci diggante boobu loolu ma yóbbu troisième voie donc ma demee récépissé bu pour bokk ci élection yi fii d'accord mais Mbaye dafa mel ni nag fépp dafa am quoi parce que wàllu Sénégal bi dafa mel ni ñoom dañ la xëccul woon wala liñ la waroon jox nga moom ko joxuñu la ko nga fipp foofu daal di ñëw ci troisième voie bi waaw du wàllu sax mais yeewi la quoi yeewi askan bi autant pour moi en fait man je dirais pas fippu mais je dirais que ni
man Khalifa Silla. Je suis le plénipotentiaire de Taxawu Sénégal au niveau de Guinaw Rail Nord. D'accord. Donc bi coalition bi taxawee yàlla dogal ñu fal ma coordonnateur. D'accord. Donc fii parti fi nekkoon mooy PUR mooy PASTEF. mooy Bës Du Ñakk mooy appel 3I. mooy FSD/BJ. donc parti yooyu ñoo ko composé woon. D'accord. donc mais biñ ma falee comme coordonnateur bu responsable appel 3I donc ñoom après dañu beru ñoo ko waa FSD/BJ parce que il me semble daal amoon d'accord ñu woon trop après ci doxalin bi quoi la ñu wax ñoom. bon bëgguma dugg nag ci détail ndax moo dafa am moment bi nekkuma ci ay polémique man nit kuy jël responsabilité la su ma nekkee ci dara par principe laa ci nekkee. d'accord am engagement quoi. waaw par principe laa ciy nekkee. yàlla dogal nag dafa am benn charte boo xamante ni moom moo ñu lié woon ñun ñëpp. d'accord ci biir charte bi ñun jëm nañ ko respecté ñun ñëpp muy Taxawu Sénégal muy PASTEF muy PUR muy Bës Du Ñakk. ñun ñoo doon finalement ñun ñoo nekkoon di def suñuy réunion. ñun ñeent kese parce que ñun ñu ngi woon ci accord cadre bi nga xam ne moo ñu lié. yàlla dogal bi investiture yu jotee ñu war a def suñu investiture pour yóbbu candidature bi donc foofu tamit xëy na amoon na ay candidature yu bari. mais dañ ne comme que bu ngeen jubóowul ci candidature amul vote. dañ koy yóbbu commission arbitrage. donc ñoom ñu décider. ñi nga xamante ni nag nekkuñu woon ci coalition bi dañu parallèlement dañu amoon si beneen voie bu ñu nekkoon. on a vu que ni après ñoom la ñu tànn ci kaw. léegi nag loolu xëy na li ko waral doo ko xam concrètement. mais boo defee benn coalition nga ne lii mooy charte bi. bu ngeen déggoowul andi leen ñun ñu xool nu ñuy def ak yéen. ñun ñu jaar fi ñu war a jaar. donc yéen ngeen tànn koo xam ni. foofu da ngay jël sa responsable ndax élection locale lañ nekk. c'est vrai que nit ku nekk boo duggee ci parti wala ci coalition wala ci dara da nga war a am discipline. discipline mooy nga wàccoog li nga xamante ni mooy charte bi. wala nga wàccoo li nga xam ne mooy règlement intérieur bu parti bi. voilà donc mais élection locale aussi il faut ma rappeler dafa nekk loo xamante ni mbiru localité. mbiru proximité la mbiru gox bi la. donc man sama responsable politique am na loo xam ne fii ak Guinaw Rail donc maa ko gën a maîtriser sa Guinaw Rail. donc am na ci loo xam ne aussi dafay rafet donc ñoom ñuy sédd tuuti. li nga xamante ni donc moom mooy réalité bi fii ko en fait. d'accord mais xanaa responsable dëkkul Guinaw Rail. responsable. presque sa responsable politique bi. Khalifa Sall. non waaw comme dëkkul Guinaw Rail yaa ko gën a maîtriser. fii bien sûr loolu laa wax. moom la moo tax mu war laa jox na carte yëpp lépp mun la ay ca yaay borom. waaw non pas forcément en fait man la war a tànn comme candidat parce que moom aussi dafa nekk ak ay naataangoom ci Yewwi Askan bi. pas forcément ça mais dama ne la ñun dafa am yoon bu ñu dafa charte bi ci charte bi lañ tënku. moom nga d'accord. waaw parce que dama bëggul wax ak keneen quoi yeneen entité yi mais du déjà du taxaw rek ñoo génn ci Yewwi Askan bi pour teg seen candidature. mais là je suis pas nekkuma porte-parole ñeneen ñi. donc sama bopp laa mën a waxal mais man dama jël sama responsabilité. parce que tamit dafa am ñu ma àndal. ñoo xam ne dama yàgg ànd ak ñoom. donc ñu nekk ci géewu politique bi fii Guinaw Rail. donc muy neex muy naqari. donc ñun ñoo fi nekk di góorgóorlu xam nañ suñu bopp. donc xam nañu donc bu ñu waree jël décision dama ci waxtaan ak ñoom ñoo ma nekkal candidat man bu ñu mënoon dama topp ci ginnaaw keneen ku mu mën a doon. donc su ma leen nee comme que loolu ngeen gis bu baaxee si ñoom rek man dama koy def. d'accord mais sa génn ci coalition Yewwi Askan bi def na bruit aussi. waaw non loolu forcément dina def bruit ndax déjà politique mook bruit ñoo ànd. politique moom waaw coow li day bari mais xam nga man. dafa am nit ku nekk ni la yàlla bindee. man damay politique mais comme li ma la wax man sama papa mun naa ni mooy sama référence. waaw donc te xëy na nag commencé gu ma ko sax roy ndax ni mu meloon. moom ci dal ak ci kii xëy na bokkul sax ak ba tey ak man. d'accord mais par rapport ak année yi ak jamono jii ñu toll ak jamono yooyu. peut-être yooyu ñoom ak ni ñu doon defee mais nii nga xam ne politique bi nga xamante moo am léegi. xuloo yee xeex yi dàqante yi. doy na waar quoi. waaw loolu xam nga loolu moom moo mënul ñàkk mais ça dépend d'abord ça dépend ci nit ki ak li nga ak tamit ça dépend ci contexte bi. waaw ça dépend ci contexte ndax tamit du politique rek moom coow. fépp foo dem ci àdduna dafay am ay coow. mais yéen a ëpp coow fii. waaw en fait ñun ñoo gën a nekk au devant de la scène. ñoo nekk au devant de la scène te tamit li olof di wax ku bindoo ni tama ñu tëggee la ñaari boor. parce que ñu politiciens tamit c'est vrai donc mais fépp am coow waaw fépp am coow mais xam nga man. à un moment donné bi may gën a nekk jeune xëy na. boobu am na nu ma doon doxalee am na nu ma doon régler samay problème. d'accord mais à un moment donné tey ëppal naa 40 ans. d'accord si c'est pas l'air. waaw voilà donc da ngay xam ni
sa problème wala boo nekkee si jamono fenn. dafa am neneen nu gën nooy régler sa problème. d'accord ndax mbirum mbooloo la. xam nga booy àndeek ay nit ñu jiital la. ok yow le responsable bi ne ci kanam il faut ngay moytu. di demee nenn ni. ndax boo ko demee ñi nga àndal dañ ciy dugg. d'accord te buñ ci duggee mën na ëpp loxo te boobaa yow yaay nekk. vraiment ki nga xamante ni mooy li ñu naan ku jiig njaag yaay njaag. d'accord donc moo tax à un moment donné je me suis dit que su ma xoolee ñu ànd ak man yu si bari dama koy seetantal bu baax a baax balaa ma koy def. aussi je suis candidat. donc pour nekk maire. donc ku bëgg nekk maire rek jàppal ne tey ci 9 candidats yi nekk ak Guinaw Rail Nord. jàppal ni mun nga yow maire bi mun na nekk yow. d'accord donc comme que au moment où mën na nekk yow. am na façon boo xamante ni nit ñi waruñu la ci pousse ba nga doxee ko wala ba nga waxee ko. mais ku nekk aussi ak ses style quoi en fait. man nii laa ni ma yàlla bindee nii laa mel. nii nga mel non nii laa mel quoi je préfère régler sama problème. ak responsabilité que ak ay saaga wala ay xuloo wala yeneen yi quoi vraiment. d'accord Mbaye Diouf GR Info TV tey jii gane si ko waxtaan ak moom muy candidat investi pour 3e voie sàmm jikko yi 3J yi nga xamante ni mbokk yi dinañ ko gis incha allah parce que dinañ ci gën a xuusal même bu dee sax dinañ leen won tamit logo boobu ngeen gis ko Mbaye dama bëgg nag ñu daal di dugg nag ci biir commune bi juste comprendre 9 candidats pour commune Guinaw Rail Nord est-ce que aussi yenn na maanaa plus de 9 candidats juróom-ñeenti candidats Guinaw Rail Nord. waaw xam nga juróom-ñeenti candidats bari na bariwul. c'est vrai que Guinaw Rail ci gox bu toll ni Guinaw Rail Nord aussi. waaw en fait Guinaw Rail Nord d'accord naa mooy commune ñetteelu commune bu gën a ndaw sax booy xool ci en terme de population ci département de Pikine sax booy seet. ci Dakar non ci Dakar. à part Ngor ak Gorée. à part ñaari îles yooyu. Guinaw Rail moo ci gën a tuuti parce que on est 30 000 habitants la ñu woon léegi dem nañ ba 35 000. d'accord donc booy xool électorat bi 15 000 16 000 la léegi donc kon mun nañ ni commune bu ndaw a ndaw la. Guinaw Rail sud bi ñu. takkalool sax moo ñu ëpp foofu 22 quartiers la alors que ñun 12 quartiers lañ. d'accord te ñoom 6 candidats moo fa nekk. ñun fii 9. donc boo xoolee foofu da ngay naan bari na. mais du mën a bari na parce que lu tax mu war a bari waroon na mën a am sax 20 candidats. parce que élection mairie la. élection commune la. le maire mooy bokk na ci autorité bi gën a jege askanam. d'accord xam nga mën nga fal président de la république. ba bu muy wàcc te doo ko teg bët. donc ci moom xëy na soxla bu direct. mën nga fal député aussi noonu mën nga fal au conseil noonu mais maire ala kulli yàlla di nga ko soxla bés dem bureau wala di nga soxla dara ci mairie ba. d'accord donc au moment où loolu la yow mi nga xam ne yaay candidat bi wala ñi nga xam ne ñooy candidat bi dañu jàpp ni rek ñoom Guinaw Rail. ñoom mun nañ ko defar. ñoom ñoo ko war a gën a mën a defar moo tax ñu dugal seen candidature. te du ñoom kese am na ñeneen ñu ko bëggoon ñoo xamante ni tey. contexte bi wala situation bi mayu leen xëy na ñu jàll. mais mënoon na sa ëpp loolu bien vrai que caution bi gis nga indi nañ caution pour limiter candidature yi mais dafay wane ni rek nit ñi. tolluwaay bi Guinaw Rail toll si ñoom. man je dirais jamais que ni kii candidat am warul woon nekk candidat warul woon di non tant que doomu Guinaw Rail nga rek pour man. même maire bi fi nekk bu defoon Guinaw Rail ay or sax. ay tali or yow war nga mën a ne man jamaa laa ko bëgg def. d'accord d'autant plus que nag la yàlla xam doy na. un jeune ambitieux Mbaye Diouf Mbaye xam na xaw ma audio laa ko mën a tuddee wala spot publicitaire. Mbaye Diouf un jeune ambitieux. te il n'attend personne pour développer Guinaw Rail Nord. Mbaye lan la jublu ci loolu. waaw lu ma sa jublu wax naa ko ci commencement bi. xam nga nee naa la juddu la man héritage la. am na loo xam dama mën a wax lépp. déjà balaa xam nga yàlla bi mu dogalee man ma dugg ci politique. waaw déjà temps Ndiaga Seck la. dama ñëw ci sous section laa commencé. sous comité autant pour moi nekk def teg sama comité teg section ñëw ñu fal ma ko responsable jeunesse socialiste fii. d'accord ma bokk ci li ñuy wax bi ma ñëwee ci mairie bi dama waxanteeg Pa Ndiaga man ko man dama bëgg a jàng. d'accord dama bëgg a jàng mairie. mu boole ma ak Moussa Ñing moo yoroon commission décentralisation. ma ànd ak moom. donc mu may jàngal donte ko du woon sax socialiste mais boobu xam-xam bi moom a ñoroon. donc mu nekk koo xam ne maa ngi koy nuyu de passage donc lu bari da mu ngi ko jàngee moom ci mairie jamono boobu 2009 nekk moon conseil. d'accord ma jóge ci bokk commission comité de gestion des inondations bu Guinaw Rail boo xamante ni sous-préfet moo fi tegoon à l'époque. d'accord donc boobu sama buntu kër daawul taa sama koñ sa daawul taa. mais dama doon dem ci ay koñu jàmbur. manko jokkoo manque fu nekk dem naa fa. ñu doon gas. doon teg ay suuf ay saaku suuf. te daaw ñu fay dara. mu ndaw
moo nekkoon le président. man ma yor commission suivi évaluation. donc ci loolu lañ nekkoon donc di góorgóorlu ci inondation bi. donc bi loolu amee aussi dama dugg ci social aussi. ndax je me suis dit que ne nit ki du da ngay xaar ba nekk maire. wala député ngay soog a def dara sa askan. amaana nag yàlla joxuma ay millions wala ay milliards. mais nag ginnaaw raay fii ñeewuma ku am million wala milliard. li nga am yaa ngi koy bokk ak askan bi. au delà de li ma am. au delà de li ma am fu ma xam ngay ñuy joxe dara. daw naa fexe ba ñu compal ma si ma indi jox waa ginnaaw raay. d'accord donc Covid bi moo tax sax ren defuñu ko ak daaw def nañ ko daaw may naa plus de 50 bourses 60. bourse yoo xam ne ay étudiants yi mooy centre de formation yi. d'accord donc kii lii rek ngay fay da ngay fay inscription bi rek mais trois années yëpp doo fay dara. su fekkee am nga moyenne quoi. soo passé doo fay dara. permis de conduire aussi je me suis dit que ni du am na ñoo xam ne jànguñu. mais war nañ nekk chauffeur. wala bëgg nañu nekk voilà donc am seen métier am na link ak li nga xam ne mooy permis. donc yooyu tamit donc am na ay bourses suñ ci maye. donc ci wàllu santé aussi. amoon nañu loo xamante ni daal sam benn jigéen moom ci dimbali woon ba boo feebaree. ñu war la defal opération wala prise en charge bu dépassé wul 500000. voilà bu ñu la jàppalee mun nañ la jëlal prise en charge bu 500000. d'accord donc bari na xam nga man dama bokk si comme li ma wax sama papa dama am lu ma roy ci moom. d'accord mooy da ngay def. comme politicien boo defee da nga war a wane ni def nga. d'accord pour nit ñi xam ko pour mën la jàppale. effectivement mais sama père spirituel tamit muy sama sëriñ. dafa am lu mu wax mu ne am na loo xam ne dafay niroog borom kër gu jënd saaku ceeb teg ko ci digg kër gi. ne waa kër gi tëgg leen ngeen fecc wane ni seen papa jënd saaku ceeb xam nga li nga war a def moom boo ko defee fi nga ko war a def. pour man waroo ko wane. ñi nga ko defal. ña nga ko war a defal nga ko defal. ñoom xam nañ aussi li nga leen defal bis boo taxawee na dama soxla mairie bi wala dama soxla loo xamante ni poste pal la pour gën a mën a dimbali ginnaaw raay. ñooñu xam nañ seen bopp. bu baax a baax a baax. moo tax yi ci bari donc xëy na du ma ko doon publier quoi. waaw beneen bi moom mooy da nga def transition bi sax muy dugg ci 9 domaines de compétence yi nga xamante ni sànq xaw nga ci lim santé culture ainsi de suite. mais balaa mooy dugg ci 9 domaines dama bëgg juste xam sa diggante ak la maire. lim fi liggéey bi mu fi ñëwee. ndax jàpp nga ne am na lu mu def. peut-être am na lu des. wala waroon na gën a def. ñu nuyu ko de passage monsieur Pape Ndiambé Dieng. waaw je crois si sa biir question sax. waaw daanaka indi nga réponse yëpp am na lu mu def am na lu war gën. non mais yow sa gis-gis laa soxla. waaw si sama gis-gis dama lay tontuwaale noonu. donc ñett yëpp day dugg. xam nga aussi tey maire su ma àndoon nag moom. wala ma gis ni defar na ginnaaw raay ni mu ko war a defoon kon tey du ma nekk candidat. d'accord ndax man maa nekkoon directeur de campagne am. en 2014. d'accord programme am man maa ko defar. d'accord donc xam nga boo àndeek nit ba mu falu. waaw daanaka defu leen sax 6 mois. wala at nga génn loolu rek ça veut tout dire. non da nga démissionné wala. nan la génn bi demee. non génn bi bëri na ay raisons. bëri na ay raisons mais si sa coobara boobu yow yaa bàyyi quoi. non bàyyiwuma parce que conseil municipal la. d'accord donc comme li ma la wax sànq ci parti bi. d'accord am na loo xam ni problème mu parti la. politique tey mun naa ni bi may génn. li ko waral mooy problème politique la woon. ok ndax xëy na am na ku mu àndal moom. muy adjointe bi. yàlla dogal kooku bu ñuy ànd ak ñu suñu liste nekkuloon socialiste. d'accord ba léegi dégguma fu mu nekk socialiste. yàlla dogal ñu am réunion politique bu PS. mu indaale ko ne day participer ci réunion bi ma ne ko non man gisuma ni dafa war a participer parce que bokkuñu parti. bokkul ci mu ne non mu insister ma ne ko formation mun na ko wax. après mu may ñu yeggal suñu réunion. d'accord wala ñu organiser beneen réunion boo xam ni. pour moom lu mu dafa am information ñu concédé ko loolu. d'accord bon après nag bon avant loolu comprendre naa lu bari nag. parce que sérieusement bi ñu faloo ñun. jour bi ñuy décompté suñu voix yi ba xam ne gagné nañu. 2 jours lañ ci teg ma woo ko j'ai vu que ni vraiment ki ma àndaloon vraiment changé na waaw bugguma dugg nag ci ay détails parce que on comprend pour répondre ces questions parce que fi ma toll nii yu bari dama ko dépassé te su ma am na nu ma xam su ma ko waxee rek dafay mel ni ku am rancœur la wala ku am lu mu téye ci xolam la donc moo tax vraiment par respect am na yoo xam ne du ma ci ñëw parce que su ma leeralul tuuti tamit ñu si bari tey
occasion la aussi ñoom ñu xam. waaw parce que droit en l'information. d'accord mais nag ginnaaw raay aussi fi ngeen nekk muy ginnaaw raay am na ñu bëri ñoo xamante ne loolu da leen di xaw a jaaxal génn bi. waaw non génn tamit ànd bi ngeen doon ànd jékki-jékki ku nekk jël sa yoonu bopp. waaw léegi gis nga génn boobu noonu man dégg naa ci lu bari dégg naa ko ci loo xamante ni du noonu. waaw mais je me suis dit que ni nit am na loo xam ni man par principe xam nga ànd ak nit ba mu falu. waaw kooku dafa neex déjà. nga ñëw am fa bureau. wala nga am fa liggéey. wala sax ñu ne yaa ngi mairie ba wala yaa ngi dugg oto maire et tout. am ñoo xamante ni donc loolu faveur ba bu ñu ko amoon dañ koy exploiter. même bu leen maire bi doon dàq sax. dañuy bañ. mais man dama génn par principe la. dama ne dafa am loo xam ni moo taxoon may ànd ak moom di campagne dugg ci kër di wax ak ñoom. d'accord su ma demee ba xam ni. li ma seen muy ñëw du loolu. donc damay génn parce que par principe la en fait. man du prestige moo taxoon may ànd ak moom. du prestige moo taxoon ñu wut mairie bi. d'accord liggéey ginnaaw raay moo taxoon. léegi par rapport pour tontu sa question li nga ne lan la fi def. xam nga aussi defu fi dara moom. boo ko waxee c'est parce que bon da nga koy wax pour wax ko. mais xëy na ay la yéwén. def na lu mu mën. bu doon fukk la. mu waroon def fukk tey jii ñaata nga jàpp ni def na ko. ñaata laa jàpp xaw ma bu nu ma ko waxee noonu mais ni ma ko mën a waxee daal. léegi ñu wax ci côté santé. ndax jàpp nga ne liggéey na gox bi santé. wér-gi-yaram. waaw côté santé defe naa su ma ko doon may foofu rek laa mën a ni def na jéego. ndax bi muy ñëw parce que man nag conseil municipal là aussi. bi ñuy ñëw li nga xam ne mooy dispensaire bi fi nekk amul woon déjà sage-femme. waaw donc am na heure boo xam tam bu ñu doon liggéey heure boobu la ñuy yem. tey loolu wax dëgg na yàlla féete na côté. changé na am na tamit hospitalisation benn salle boo xamante ni. donc def na ko fi. am na tamit lu wax xaw ma cabinet bi ko dentaire et tout yoo xamante ni am na ci côté santé. donc pour ne pas être trop nihiliste aussi. donc loolu aussi ay jéego la yoo xamante ni vraiment. def na ko donc ñun en tant que conseil municipal c'est bien sûr xam nga ginnaaw raay c'est 30 000 habitants ou 35 000. te boo jëlee xaw ma terme organisation mondiale de la santé. 10 000 habitants yi ne war na am. benn poste de santé. donc ñun booy xool benn bi moo fi nekk. ak case de santé bi nga xam ne moom la association Waranka gère. donc def boodu jokkoo kon booy xool ginnaaw raay ba léegi des na benn poste de santé boo xamante ni pour ñu mën a couvrir la population de ginnaaw raay. donc côté santé je trouve que ni même s'il pouvait mieux faire. pour ne pas être trop nihiliste peut-être xëy na foofu loolu def na ko ci. dina am solo d'accord mu gën a def monsieur le maire yaa ngi dégg kon nga gën a def. non moom pare na man maa ngi ñëw yeggale affaire bi non bul wax loolu. bu ñëwee ci éducation. ci gox bi. dafa mel ni tamit peut-être am na lu mu def mais tamit des na quoi. waaw éducation aussi yàlla dafa dogal PACASEN. waaw donc ñoom ñoo nekk di réfectionner école bi nga xam ne mooy école Thiaroye ginnaaw raay ñu koy wax école Brac la ko nit ñi gën a xamee. mais vrai tour bi école Thiaroye ginnaaw raay la ñoom ñoo ko nekk di yëkkati en def ko R+1. donc loolu aussi donc c'est vrai que ci comme li ñuy wax. ci magistère am la. waaw mais ñun en tant que budget maire bi moom loolu defu ko ci. xëy na aussi école yi li ñuy soxla mooy ay blouse ak yooyu te léegi sax gouvernement bi dégg naa ni ñoom ñoo war nañ dugg pour jël loolu en charge. donc côté éducation je trouve que ni des na lu bari ndax. am na daara yi fi nekk déjà. parce que suñu nee éducation rek. ñun dañuy xalaat tout le temps école. mais man su may romb di gis daara yi fi nekk. déjà pour man mairie bi. war na am lu mu leen jàppalee bu baax a baax ndax éducation la aussi. kii jàngi daara xam-xam lay jàng. waaw donc xam-xam bu gën sax lay jàng. ndax li may faral di wax Sénégal ñi ko développé du nitu académique yi c'est pas ñu jàng école mais ñi jàng daara tey ñoom ñoo développé Sénégal li Sénégal am as néew. ci ay milliardaires sa booy xool jànguñu école. tey nitu daara lañ. donc nag comme que daara bi am na loo xamante ni su ko formé ci xale mun na dem ëllëg. donc ba mën a dimbali Sénégal pour man aussi itam foofu dañ ci war a donc jàpp baax a baax ndax comme li ma la wax sànq benn école publique moo fi am muy école boobu noonu. soxla nañ beneen école publique. d'accord ndax booy xool doomu ginnaaw raay yu bëri école Martyr A la ñuy jàngee mooy bu camp bi. d'accord donc kon gis nga insécurité bu am foofu. bu ñuy jéggi tali bi ak mbalit bi fa nekk et tout parce que man nekkoon naa président CG bu Martyr A ndax fa laa jàngee. bi may nekk xale quoi fa laa jàngee donc nekk naa président CG donc xam naa. doomu ginnaaw raay daanaka école bi sa école ginnaaw raay la ndax doomu ginnaaw raay ñëpp ñu fay jàngee. donc côté éducation aussi. je trouve que ni bari na am na lu des lu bari quoi. lu ci war a def mais dégg naa la aussi si audio bi yaa ngi ci wax aussi ci wàllum artisanat. dafa mel ni ginnaaw raay dañoo xaw a néewle loolu tamit quoi joxuñu ko àqam. waaw bon joxuñu ko àqam foofu moom parce que man homme de culture la à la fois. je suis homme de culture aussi.
déjà sama programme dañ mën a sax li nga def ci culture bi dafa bari da nga ko war a wàññi mais xam nga man it nitu culture leen budgétiser dafa bëri. waaw non waaw vraiment pas budgétiser sax mais yéene bi ma am vraiment ci culture parce que xam nga artisanat ak culture dafa ànd. man sama vision sax ci loolu laa ko tëgg artisanat et culture. xam nga culture ak artisanat ñoo war a pour man. ñoo war a nekk les ambassadeurs de Guinaw Rail. D'accord. ndax tey boo demee Médina. da ngay gis ñi defar dàll ñi defar sac. mais ñoom Modou Kane quoi. waaw ni ñu leen organiser. place yooyu pour man Guinaw Rail aussi. c'est vrai que marché Waranka bi am na benn côté boo xam ne village artisanal la mais pour man Guinaw Rail noonu aussi war nañ créer benn espace boo xam ne mu ngi sama vision sama programme. espace boo xam ne village artisanal la war a nekk. képp koo xam ne defarkatu dàll nga defarkatu jémbe nga defarkatu saak nga. lépp loo xam ne da nga koy liggéey mu jëm ci loxo. donc vraiment war na fi mun a am. ba ñooñu ëllëg ak artistes yi nga xamante ñoo fi nekk. ñu fexe ba ñu nekk ñu professionnel. mun leen a accompagner bu baax a baax. dafay permettre si sama biir programme ma avancer tuuti. dafay permettre foire bi nga xam ne bëgg naa ko indi Guinaw Rail. muy foire boo xamante ni foire internationale lay nekk. boo xamante ni chaque année Guinaw Rail day am calendrier culturel. boo xamante ni à la fois day am foire boo xamante ni. doomu nit dina jóge fu ne ci àdduna bi pour ñëw xool ci foire boobu mu am jënd ak njaay. artistes yi nekk Guinaw Rail mun a œuvrer. mun a wane li nga xamante ni ñiy woy ñiy làmb. ñiy def lu nekk coo xam ne aada la ak cosaan. ñi nga xam tam ñooy liggéey loxo moo xam téer la. moo xam defarkatu saak la moo xam defarkatu dàll la moo xam defarkatu jémbe. weer boobu noonu nga mën a exposer. li nga xam ne moom nga defar. mu permettre nga mun ko jaay. fexe tam ba doomu Guinaw Rail artistes yi. artisans yi mën a génn pour dem ci yeneen foire yi nga xamante ni c'est au niveau du Sénégal c'est au niveau de l'Afrique et c'est au niveau international. parce que man li ma gëw ma ne nit ki da ngay ñëw rek. ne ko am maa la dimbalee benn 100 000 francs bi mbootaay la wala lu mën a man li ma gëm mooy nit ki da nga koy former. encadré ko ba nga xam ne moom mën na demal boppam. suñu demee ba mën a demal seen bopp ñoom en retour. ñoom ñooy dimbali Guinaw Rail. parce que après dañuy nekk ay porteurs de projet. parce que comme on dit Guinaw Rail tey même bu amoon budget 2 milliards par année. mënul faj soxla Guinaw Rail yëpp. donc moo tax il faut corps de métier bu nekk nga fexe organiser leen accompagner leen. valoriser leen surtout ba ñu mën a demal seen bopp. ma prox ndolluwaan laay def rek. dem ci tey secteur u jigéen ñi. man mbootaay baax na mais pour man àdduna dafay dox. àdduna dafay dox ba lu ci bari dañ ko war a mise à jour. tey pour man système bi jigéen ñi nekkee dañ ko war a mise à jour. defaraat moo tax système man commerce laa ko tuddee. ndax jigéen booy xool côté commerce bi ñoom ñoo ci gën a am doole. si nga Guinaw Rail bëri na lu fi am. ma tey jigéen da ko fi def muy maire Waranka Ba. dispensaire bi ñuy wax. moom moo ko fi indi. dispensaire bi Géejawaay la waroon nekk. mu dem fighting ko rayante ko. ba indi ko fii Pamekas bi. ci mbootaay yi nii la jël capital bi sotti ko fii ëppale Guinaw Rail ëppale moo tax Pamekas bi nekk fi. soo jëlee li nga xam ne mooy marché Waranka bi. moo ko xeex tey ba mu fi nekk moo tax mu def nga historique Guinaw Rail. am na lu ma koy préparer sa moom maire bi loo xam ne vraiment documentaire la maa ngi ciy liggéey donc nga am exclusivité bi ndax xëy na ñu bari xamuñu ko pour wax maire bi vraiment lan la liggéeyal Guinaw Rail ndax turam ñu bari ñu ngi koy dégg xamuñu sax ndax nit la. d'accord donc vraiment gis nga muy jàkka bi nekk koñam moo fexe ba jigéen ñi am fu ñuy jullee. d'accord marché Waranka historique bi laay daf ma inspiré maire Waranka parce que da doon ñëw suñu kër. d'accord dama ko xam bi may xale mu inspiré ma lu bari. gis nga marché bi lu ko jur mooy dafa doon gis jigéen ñi duñ def dara dañuy toog seen kër yi mu xëy rek fi ñuy wax tey état civil bi ki fa nekk muy Ndeye Cissé seen koñ. fa la xëy rek daf ay table na suba damay créer fii marché ku ñëw na nga teg table nga jaay laajuma la dara. ñu commencé léegi muy commencé récupérer ay juuti di ko jox mairie bi. à l'époque c'était Guinaw Rail sud la mairie bi nekkoon. ci noonu lañ commencé ba marché bi dem ba fi ñuy wax marché Waranka tey. marché Waranka kon gis nga. pour man ñun aussi tam suñu jamono mooy fexe ba secteur li ñuy wax transformation alimentaire. parce que marché Thiaroye daf ñu jage. et potentiel bi nekk marché Thiaroye suñuy autorité fii nekk xamuñu ko marché Thiaroye mooy marché bu gën a rëy ci Sénégal tey da ngay xool période kaani par exemple bu amee kaani doom bi dama dugg benn toolu tubaab bu nekk Thiès ma gis muy béy kaani am benn usine de transformation da koy def confiture di ko jaay ba Côte d'Ivoire ak dëkku Afrique yu bari pot bu ndaw la à 500 francs la koy jaay mu inspiré ma ne man bis ma nekkee maire damay fexe def usine boobu fii mu xam ne marché Thiaroye jigéen ñi mën nañ fa dem di jëli kaani boobu noonu. di ko transformer di ko def confiture. période aussi yenn légumes yi bu amee ba bari. mën nañ ko jël aussi di ko transformer
di ko jaay ci ay boutiques yi nga xamante ni pour bañ a def publicité mooy grande surface yi. mooy mini marché yi di ko fa jaay. vraiment nga xam ne bi yoon jigéen ñi dañuy jóge ci lu ay subvention wu xaw ma li leen mairie di jox. bi mu leen dimbalee. waaw mooy fekk benn groupement 20 personnes wala 100 personnes. nga jël 100 000 jox leen. 50 000 bu mat sax 100 000 maa ko yokk noonu vraiment xam nga non je trouve que même boo leen joxoon 500 000 sax. da nga leen di créer problème. ndax benn jigéen bu nekk tey bu amee 20 000. wala 12 000 ay omo lay jënd ay madaar dem di ko jaay par journée ñaata la ciy am. booy xool bor ay bor sax moo ko ciy topp. pour man il faut ñu jógee jigéen ñu génnee ko foofu. gën ko valoriser non du tuuti mais jigéen ñi dañ leen war a jox beneen valeur. ndax booy xool jigéen aussi ñoom. man nekkuma ci discrimination entre góor ak jigéen ndax gëwuma loolu man li ma gëm mooy. doomu aadama moom tant que yàlla may na la xel rek. donc amatul góor ak jigéen. affaire question de yitte la rek. donc pour man ñoom aussi waruñu leen xoolee bët bu suufee. ay mbootaay yooyu dañ leen war a génne ci loolu foire boobu ma lay wax. booy xool sax ñoom laa ko defal. ndax seen confiture yooyu ma lay wax nga xam ne transformation alimentaire boobu ma lay wax. ak yeneen bari na ndax programme officiellement aussi génnagul. d'accord donc damay ba ñu dugg si gars yi jël ko ñu ne man maa génne programme bu jàmbur. waaw non garaawul man sama programme moom bu ko nit ñi jëlee aussi ça va en tout cas boo dee bu jamono yi dina génn. incha allah te ñëpp dinañ si jot en tout cas. d'accord mais fi ma bëgg ñu ñëwaat tuuti mooy. da ngeen di incarné ay figures yoo xam ne ñu ngi woon Pikine ku ci mel ne ay Ndongolo. ku ci mel ne ay commissaire Ablaye Ndiaye. waaye ay Omar Jo Mbaye lu tax ngeen tànn ñooñ. waaw lu tax ñu tànn ñooñ mais xam nga waa Pikine lañu déjà. d'accord te dafa am ñoo xamante ni symboliquement dafa am lu ñu def Pikine. d'accord xam nga Pikine dafa nekk département boo xamante ni. ndaanaan bu nekk génn fii. waaw ndaanaan yëpp sax laay wax ci Sénégal su ma sañee ne jaar nañu Pikine. d'accord ndaanaan yëpp booy xool soit waa Pikine lañu wala jaar nañu Pikine. waaw loolu nag dañuy sant yàlla. ndax damay profité di la waxaale fi ñu toog nii. c'est pas fait exprès ma indi la fii. d'accord fii ñu toog néegu yàlla la fi nekkoon nitu yàlla la woon. d'accord muy Matar Seck. Matar Seck papa Matar Seck. juma bi ngay gis nii muy baale juma ji. ñu koy wax juma sëñ Mansour. moom moo ko def ginnaaw raay. d'accord moo fa doon jàngal alxuraan. bés mu ne leen maa ngi gis ay taleeg maanaam da doon wax ak mag ñi. d'accord leen am na lu may gis muy ñëw ginnaaw raay boobu fii àll la woon paratil boobu fekkeewu ma ko. mooy am na lu ma gis muy ñëw. donc xëy na yi am nii commencé ñëw. donc yooyu la doon wax yàlla defal ko. mu ñaan ba ñu defal ko foofu juma mooy juma bi ngay gis nii mooy juma bu gën a rëy fii ci ginnaaw raay. d'accord mu nekkoon nitu yàlla nekk papa yi Abdou Aziz Seck. d'accord donc néeg bii moo nekkoon néegam. man bi may xale fi laa doon ñëw mu téye sam bopp di ma ñaanal su paree jël guro. jox ma donc ma dem moo tax comme que yàlla dafa dogal yow yaa am initiative. d'accord ne da ngay waxtaan ak man. d'accord donc moo tax ma indi la fi nga xam ni këru nitu yàlla la fii nii. macha allah maam Abdou Aziz sax dégg naa ne mos na ñëw ci kër gi fii. donc c'est juste pour wax la Pikine ak ginnaaw raay. fii ndaanaan bu ne génne wax naa la sànq mel waranka ba. mun naa la tuddal aussi. ñeneen ak ñeneen ki nga xam ne mooy suñu papa muy papa Demba Kumba Mbaye. donc ñun ci loolu lañ juddu. donc moo tax figure yooyu ngay wax. c'est pas pour rien tey ñu ciblé leen. parce que. parfois gis nga li ñuy wax gis nga doomu aadama. pour fi mu jógee maam ki mu doon pour mu xam ko. il faut mu xam fan la sokkeekoo. d'accord nit ki boo xamee fi nga sokkeekoo rek fi nga jëm da nga koy xam. doo neex a fëq doo neex a yóbbu moo tax ñun aussi loolu daf ñuy inspirer daf ñuy dooleel aussi. day tax vraiment dara mënuñu yóbbu. moo tax man dafa bokk ci man. doomu aadama bu gis naa nit ñu bari gis naa leen ci àdduna bi yoo xam ne fekk si nañ ma fii Sénégal sama wàllu liggéey. moo xam tubaab la ñoo xam ne si télé bi laa doon seen mais yàlla dafay dogal. suñuy dem dafa am lu ñu may seedeel. loolu lu ma ko may dañ may laaj par exemple fa laa jàngee. wala fa laa xamee yi may def. may la non man dama am vécu mooy fi ma dëkk la fi ma dëkk ku fa dëkk. donc il faut nga am vécu. donc waaw moo tax ay ndongolo yi ngay wax. ay vraiment ñi ma la citeel noonu. vraiment ñooñu ay ndaanaan lañ. balaa ngay kuy wàlli yaa ni kay sa dëkk moo tëggul d'accord ñu fàttali Mbaye Diouf mooy sunu gan ci GR Info TV la chaîne leader di leen xibaar bépp actualité boo xamante ni soxal na élection locale yi nga xamante ni moom la ñu dëkkmal Mbaye juste nag ñu balaa ñuy terminer mais bëgg naa comprendre aussi lan nga beral ginnaaw raay côté assainissement. xam naa ne du ma dugg ci biir programme bi mais lan nga leen beral parce que tamit lu soxal ginnaaw raay la. assainissement côté assainissement xam nga sànq yaa ngi may laaj maire la def ci santé mais nga côté assainissement maire bi pour man foofu la gën a sax lajjee. assainissement waaye.
environnement beeg yooyu. waaw vraiment environnement bi lépp day dugg ci assainissement. parce que man dama am assainissement mais man cadre de vie sax laa. cadre de vie waaw ñu bëri loolu lañ koy tuddee sax. boo xoolee parce que moom méngoog jamono. d'accord xam nga damay dégg léeg-léeg yenn candidats yi wala yenn nit ñi naan ay jardin public mais yooyu dafa xew yi. léegi centre d'attraction mooy xew loolu moom méngoog jamono. xam nga mu ngi mel nii nga naan. Mbaye yaa ngi sànni xeer ak gars yi quoi. non du sànni xeer mais xam nga méngoog jamono. dafa am solo waaw. man damay rêver man dama am rêve. d'accord te il faut nga réaliser ko. non mais boo amee rêve da nga koy réaliser. waaw déjà man nitu rêve laa. non am na ñuy rêver ba pare fàtte ko. non man déjà man maa ngi ci loo xamante ni tey sama rêve day fay réaliser wu. incha allah je suis candidat. waaw et sama vision ak sama bëgg-bëgg ci ginnaaw raay dépassé na sax donc li nga xamante ni mooy nekk maire pour def ko. c'est au-delà de foofu. xëy na su ma koy wax tey nit ñi duñ ko mën a dégg duñ ko mën a gëm mais man xam naa fi ma bëgg jëmee ginnaaw raay déjà ci assainissement bi ngay wax. xam nga ginnaaw raay urgence am bu njëkk besoin bu njëkk mooy inondation. léegi foofu avant mooy ñu ci maire bi dafa am tamit loo xam ne il faut ñu taxaw ci waxtaan si muy taxawaayu maire du rek budget bi wala leneen li nga war a def mais li ñuy wax leadership da nga war a am benn personnalité boo xamante ni moo lay permettre le ministre de tutelle moo xam ONAS la moo xam ñi war a def assainissement bi ginnaaw raay nga am benn personnalité boo xam ne vraiment gox bi donc dañuy mën a ñëw def li leen war le ministre tutelle bi aussi day ñëw def li ko war ba ci président de la république parce que ñoom am na lu ñu dégagé woon muy APIX bi. ok muy PIS 1 PIS 2 muy Pikine Irrégulier Sud. man réunion en 2005 participé naa ci benn réunion ci mairie bi. mais li ma déggoon li APIX waroon def ginnaaw raay fii daanaka waruñu woon sax soxla maire. d'accord mais ñoom aussi foofu ils ont mun naa ni defuñu li leen war xaw ma nag taxawaayu mairie bi la. waaw pour man loolu la en fait loolu la. maam la maire parce que ñoom li ñu diggee woon ak maire bi ñëw peut-être que ni moom wañaarul seen loxo pour ñu def ko tamit. merci tu as tout dit man en fait loolu laa gis en fait. parce que tamit gis nga. parce que dañ ñoo def centre commercial bi rek pare nañ ci rek centre commercial bi case des tout-petits bi après ça y est alors que liñ ñu waxoon. mooy ginnaaw raay ndox dootu fi taa ndax mënuñu comprendre péage bi jaar fi ñoom ñu am seen canalisation. ñun suñu ndox bi doon jaar fii dem ginnaaw raay sud dem Caaroy Géej. dèjà ñoom dañ ñoo gis nga dañ ko baare maanaam péage bu jàllee dootu ñu am ki dèjà gis nga fi ñuy wax Gorée. pour ñoom waa Gorée salut waa mouvement ànd defar Gorée Alpha. dèjà pour ñu génn tiira ndox mi rek dugal ko ci péage bi c'est tout un problème. problématique bu la kenn mënul wax la. bu doy waar donc bu doy waar. donc tey APIX ñoom ñoo war a defar assainissement bu ginnaaw raay. dèjà ñu ngi ci nag. fan yi gis naa ni vraiment canalisation yi ñu ngi ci. mais maire bi aussi am na foo xamante ni APIX bu fa mënul dugg mooy ruelle yi ndaw yi le maire aussi war na mën a ñëw dugal ci loxoom. parce que ñun fii ci mairie bi amoon na benn montant bu ñu fi génnoon 5 millions la woon xaw ma après dépassé na ko sax moom. pour defar vraiment ay canalisation côté Libéria. mais canalisation yi la ñu gis mooy da nga koy defar bu defee ñetti fan saret bu ci jaaree. mu yàqu donc mu yàqu. tiwo yi mujjee sulleeku parce que xaw ma da ko joxul ay professionnel xaw ma donc vraiment finalement sabotage la sax en fait da ngay naan xaalis bi ñu fi dugal vraiment jaruloon ñu ko fiy dugal parce que pour man nit ki boo demee bay defar non c'est important boo demee bay defar lu tollu canalisation defaral sax benn 200 mètres bu baax déwén nga def leneen ginnaaw déwén nga def leneen beneen bi dafa am ay doomu ginnaaw raay yoo xamante ni man dama leen a xam ci côté assainissement laa nekk ba léegi génn ma ci c'est des milliardaires fii am na milliardaires yoo xamante ni ginnaaw raay lañu juddoo yaroo fi mais dëkkuñu fi mais seen i famille ñu ngi fi am ñoo xam ay millionnaires lañu jàpp ci ñoom am ñoo xam ne ay porteurs de projet lañ ñooñu dañuy am yéene pour defar ginnaaw raay mais malheureusement gisuñu autorité boo xamante ni boole nga leen si ginnaaw raay d'accord donc man tey ñooñu am na ñu ma ci détecté am na ñu ma ci commencé waxtaanal ñoo xamante ni tey mun naa ni sax xam nañu mun naa ni ay prince ay arab yoo xam ni ay donc les pétrole am nañuy partenaires am nañu ay partenaires yoo xam ne vraiment tey ñooñu li ñuy dimbalee yenn dëkk yi wala fii ci Sénégal li ñuy dimbalee gouvernement bi tey ñooñu ay doomu ginnaaw raay lañ boo leen seeti jee ne leen gox bi seen gox la fii ñun ñoo ko bokk kaa leen ngeen indi partenaires yi fii mais dañ koy def inchallah dañ koy def donc moo tax il faut ñu d'abord assainissement bi loolu la beneen mooy wax naa la sànq li nga xam ne mooy cadre de vie bi la ginnaaw raay amatul garab te garab dafa bokk ci loo xamante ni dafay dimbali doomu aadama non au-delà da dagg nañu lépp mais maire bi aussi tamit yow yaay autorité bi tey da ngay dem gisanteeg eaux et forêt ñu fexe ba def reboisement ginnaaw raay yëpp ay jamono ASC yi dañ ko doon def foofu tamit ASC yi aussi tamit tey man damay am na wàll boo xam ne aussi dañ ko rejouer parce que man jël subvention jox leen rek surtout pour man du loolu mooy affaire parce que dañ na ASC mais boo xool A bi rek mooy ñëw
ak S bi C bi ñëwatul mooy culturel bi ñëwatul. loolu wax naa ko kay lu bëree. voilà donc sur ce. pour man aussi tamit il faut ñu defaat mise à jour ASC yi. d'accord sama bokk na sama programme ASC yi fi nekk. Manko Jokko ak Mango ku si ne ñu utale benn boutique de marque bu mag boo xamante ni. yow fa ngay sukkandiku ci boutique boobu noonu. ngay jaay say mayo ngay jaay yeneen mayo club yi. nga am business boo xam ne tey moo lay rapporter yow ASC yi. ñi nga xamante ni aussi mu wax naa la ko sànq mooy tey li ñuy wax. jardin public ñoom lañ koy wax tey boo xoolee Pakasen war na def benn jardin public fii ci ginnaaw raay ak ay pavage yi nga xamante ni tey war na dugg si ci projet kii bi mais man li ma gëm mooy centre d'attraction mooy doomu ginnaaw raay ñu fexe ba ñu am foo xamante ni bu ñu fa ñëwee xale yi déjà dañu am ñoo xam ne dañ leen di former ci li nga xam ne mooy métier wu defar ay tableau d'art formation bricolage ba nga xam xale bi dootu voilà ba tey ñu fàttali ñi ngi ak GR Info TV ànd ak Mbaye fi nga nekkoon tamit am na solo trop muy cadre de vie bi mais xale yi utal leen formation aussi waaw xale yi d'abord ci tout temps yi lay commencé waaw dama dem benn musée IFAN bi nekk wetu assemblée nationale d'accord ma gis fa benn espace bu yem la mu am ay mag yi fa nekk xale yi bu ñu jàng jee wàcc wala bu ñu jàng jiwul dañuy ñëw ñu jox leen ay carton tegal leen colle blanche mooy colle bois bi jox leen ay suuf yu bari ñuy dessiner defar ay tableau ñeneen ñi def ay bricolage ndax gis nga xale bi bi moment ma fam moment yoo xamante ni bu demul école day nekk ci mbedd bi di def loo xam ne mun na ko gaañ et tey dama ne loolu suñ ko defee ginnaaw raay dina permettre les parents yi déjà dootuñu am problème pour ku leen téyel seen doom te amul fay amul gratuit lay nekk centre de kii la rek loisir lay nekk espace pour loisir xale yi mais loisir la boo xam da leen di jural xam-xam ndax tey boo xoolee yaa ngi ko gis ci réseaux sociaux yi ay xale yi ndaw gën fii ginnaaw raay am na fi sax wala Sénégal wala Afrique léegi ñuy defar ay drone donc pour wax la matière grise bi nga xamante ni tey li ñu tubaab bi rawee xam ne nekkatul ay discours politique moo ko war a dindi nekkatul ay idéologie moo koy dindi mais lu ñuy wax def moo koy dindi ndax sama père spirituel sama sëriñ dafay faral di wax ni nee na pyramide yi nekk Égypte xam ne bokk na ci 7 merveilles du monde moment yi ñu ko fay def nee na machine amul woon xewul woon ay loxo ko fa defar d'accord donc mun a yitte rek moom solo donc pour wax la gis nga doomu aadama boo fexee bu mu am yitte amul lu mu mun a réussir ci àdduna kon man à partir de cela je me dis que ni tey ginnaaw raay xale yu ndaw yi jëm ci kaw adolescents yi ba ci jeunes yi am na ci lu ñu leen di dugal muy formation d'abord il faut fii mu am centre boo xam ne centre d'orientation lay tudd et de suivi boo xam ne tey di nga gis xale bu am bac mënul xam sax nu ñuy defee orientation tey à travers centre boobu bu fa ñëwee dinañ ko mën a orienter wax ko ni papier yi nga soxla fii nga koy amee ni nga ko amee léeg-léeg day am problème passe waaw effectivement à partir de ce centre là tey ñooñu mën nañu contacter maire bi ne ko kat soxla nañu benn fonds boo xam ni pour xale yi nga xamante ni war nañu jóg pour dem xëy na université bu Gaston Berger pour dem defi seen li nga xam ne inscription man gis naa ñoo xam ne léeg-léeg duñu am sax inscription donc à partir de ce centre boobu dañuy mën a orienter jeunes yi ñi nga xam ne ay porteurs de projet lañu aussi yor ay association wala ay mouvement associatif dañuy am problème pour am ay këyit déjà à partir de ce centre là dañ leen di organiser foofu mais fexe ba aussi tamit corps de métier yi fi nekk yëpp ñu leen di former indi ay borom xam-xam ñuy ñëw ñu defal ay séminaire mooy li ma la wax ma nit ki gëw ma ni da ngay jël xaalis jox ko ne ko après nga votel ma mais nit ki da nga koy tijji xam-xam la rek nga nit ki boo ko tijjee dañuy dem ba doomu ginnaaw raay rek dem non bu mokkalee ñoom ñooy ñëw defaraat ginnaaw raay laa la wax d'accord Mbaye Diouf ci GR Info TV Mbaye ci tàggatoo bi tey jii pour nga xam lañu seen logo bi le 23 janvier gars yi mën a xàmme tamit seen façon boobu nga xam ne dafa man nag dama ci gis kuy benn xarum kuy bu rëy laadum la waaw laadum la pour nit ñi buy jar 50 millions Mbaye loolu foog nga gars yi maire yi sax amuñu budget 50 millions waaw kooku am symbole la maa ngi ciy ñëw mais balaa may ñëw ci loolu dafa am benn partie bu am importance waaw il faut ñëw xam nga ci cadre de vie bi xam nga dafa am benn partie bu nekk fii ci en face daral bi wetu péage bi benn espace bu salte bu tilim boo xamante ni canal la boo xam ne vraiment non. Mbaye xanaa loolu mooy monsieur le maire bàyyil xel foofu. non monsieur le maire nee naa la pare na man sam bopp laay waxal kay yow man bu ma waxati waxu monsieur le maire. li ko dese bëreetul. yàlla xam na ni waxuma la waxu monsieur le maire sama wax laa lay wax. waaw d'accord. gis nga li nga may laaj ma lay tontu. waaw visé wu ma kenn. sa bopp man sam bopp laay waxal. d'accord donc li ma bëgg wax foofu c'est important. dama gis espace boobu. je me suis dit que lii jarul sa mairie di ko defar. d'accord lu simple la. espace boobu d'abord
tey su ma bis ma yàlla joxee mairie bi dafa am lu ñuy wax patrimoine foncier bu Guinaw Rail il faut déjà ñu identifier ko ba xam ko. xam lan la Guinaw Rail moom ci suufam. ak li nga xam ni war nañ ko def foo xamante ne war nañ ko jënd pour def ko fa. gis nga espace boobu loolu mooy réviser de waat découpage bi rek. non du xoolaat ko waaye non en fait noonu mënu ma ko tuddee noonu. mais ni ma ko mën a tuddee mooy identifier patrimoine du Guinaw Rail. parce que tamit ville de Pikine am na lu ñu séddee woon. benn bâtiment bu takkaloog mairie bi. ba léegi xamuñu lu ci xew. poste APEX yi dañ ñu ko séddee woon ba léegi coow li defe naa ni ba léegi ñëpp xam nañ lu xew mais nga espace boobu. par exemple boo am na benn station bëgguma tudd tur bi pour defar leen publicité. mais station bi su ma li ma mën a joxe pour nit ñi xam ban station laay wax station doomu Sénégal la. tey boo leen seeti ji woon ngay leen dama bëgg ngeen ñëw def fii station service boo xam ne dafay jaay carburant. day amaale restaurant day rafetal taaru Guinaw Rail ndax entrée Guinaw Rail la. à l'entrée nga def benn enseigne boo xam ne bienvenue à Guinaw Rail la. lamb boo xam ne dafay tàkk. parce que naa la man damay rêver. sama rêve te pour réel parce que bëggatuma Guinaw Rail ñu naan day mu ngi war na mel ni Mermoz wala feneen dama bëgg Guinaw Rail ñu koy tekkale comme Manhattan bi nekk États-Unis mu nekk ville lumière. te bisa ngi ñëw ci bés yi di nga ne Mbaye Diouf ndekk lii la ma doon wax c'est possible Guinaw Rail rëyul. c'est possible neex na defar donc loolu dama ko si doon ñambaasaale pour wax le am na projet yoo xam ne yow la maire doo ci sax rey sa bopp du di partenaire yaa ngi fi jege fi bay bëgg a dee c'est juste question d'organisation la doomu Guinaw Rail aussi yi nekk si diaspora bi occasion la pour ma wax la ci dara non du ñuy ñëw yaa leen di organiser yow yaay fexe ba doomu Guinaw Rail yi ne si diaspora bi yëpp moo xam Espagne la moo xam Italie la moo xam Angleterre la Asie fu mu mën a nekk nga organiser leen ba ñoom tey Guinaw Rail bu soxlaa ambulance wala corbillard wala yenn lu ñu mën a doon moo xam ay médicaments la moo xam daara yi parfois bu ñu soxlaa ay yére ak ay matelas ñoom aussi ñu indi seen contribution mais da nga lay boole ci Guinaw Rail da nga leen di organiser doomu Guinaw Rail yi nekk fii aussi wax naa la ko sànq nekk ay porteurs de projet am xam-xam da nga leen di boole ci Guinaw Rail ndax boo nee da ngaa nekk maire rek toog sa 4x4 sol say jasneer wala say costume ne yow la ku ñëwul donc ngay am ko kii moom a voté loon moom laay jox kii voté lu ma loon du ma ànd ak moom ñii ñoo ma jàppale ñoom laay jox financement yi ñii pour man boo nekkee maire war a toog xàmmee la seule idéologie qui vaille quand on est maire c'est Guinaw Rail amatul couleur parti loolu aussi vraiment il fallait que ma wax la ko donc par rapport ak logo bi aussi pour nit ñi xàmme ko ndax xam naa ne le 23 janvier nga leen jox rendez-vous le 23 janvier waaw incha allahu rabbi ko dinaa si ñëw logo bi nag comme li nga dafa am jant dafa am lu muy symboliser ñëpp xam nañ ko mooy leeral d'accord donc kuy bi nag wax nga ko sànq laadum la mais nag 50 millions yee ma ci jaaxal waaw xam nga laadum nag mooy lay wan ni xaru bélier la dafa am valeur te kër goo dugg di nga fa gis xar dafa am ñun lien bu ñu boole ak xar d'accord ñun sénégalais te histoire aussi tamit àdduna booy xool tabaski dafa am loo xamante ni daf ko symboliser d'accord force tranquille la aussi xar force tranquille la donc force tranquille boobu booy xool ñun ñi nga xam ne ñoo nekk troisième voie dafa nekk si ñun duñu coow du yuuxu mais waaw macha allah Mbaye Diouf troisième voie Mbaye tàggatoo bi lan lay doon ñu remercier la bu baax a baax jox gars yi le 23 pour nag population bi gars yi génn na xanaa ñëw votel la waaw loolu incha allah rabbi dama koy bool ci tàggatoo bi ndax xam nga lu Mbaye un jeune ambitieux waaw au-delà de même au-delà de ça li ma bëgg wax rek mooy man tey 23 janvier bi ngay wax rendez-vous bi xam nga li may faral di wax waa Guinaw Rail man tënkuma kenn ku waay woo ci meeting am demal wuyu ji ko d'accord ku waay woo ci manifestation am demal wuyu ji ko mais sama kilifa nee na bokk si coow li xam li xew a ko gën dëggantaan te waa Guinaw Rail xam nañ li xew muy benn beneen bi xam nga tey bokk nekk ci làmmiñ yi nekk ci xol yi moo ko gën man doomu Guinaw Rail laa man ñëpp samay mbokk lañ Guinaw Rail dëgg la am na ñoo xam ne xamuñu sama jëmm mais buñ déggee sama tur wala dégg samay waajur rek déjà loolu rek la leen di motiver d'accord rek donc aw ma problème le 23 janvier aw ma ci problème surprise nag day am ndax xam nga yàlla moo dogal man yàgg naa liggéey maanaam tëbuma tëb rek nekk candidat xëy na fi ma jaar ba egsi fii ñi ma jege bettu leen d'accord ñi ma jege bettu leen mais xëy na ñi ma xamul ñoom lay jaaxal et yàlla dafa dogal Guinaw Rail man li may wax ci élection yi mooy bu kenn xeex
bu kenn xuloo. surtout pour man sax laa koy njëkkee. fair play. man dama ne ku dégg ñu may wax naka su dul noonu. tontul ma ko nga ne ko Mbaye Diouf nee na baal na la àq. te wallaahi li ma gëm la nag. xeexlawu ma kenn. xuloolu ma kenn tooñlawu ma kenn. ndax ñun 9 candidats yi fi nekk. yàlla dafa dogal man ñëpp. dama leen a xam te samay nit la ñu nag. d'accord ñi ànd ak ñoom samay xarit lañu aussi. kon bu 23 janvier weesoo ba ma nekk maire. damay kon na jëflante ak ñoom. d'accord donc kon gisuma loo xamante ni tey jar na fi yenn yi te man maay candidat boo xam damay naan ku gën si ginnaaw raay. dama bëgg nga déglu bu baax li may wax. bu baax d'accord ki gën si ginnaaw raay yàlla na ko yàlla jox mairie bi. incha allah. ñaar a tax. su ma gëmul woon ni maa gën si ginnaaw raay. dafa naa ragal a ñaan boobu. d'accord su ma bëggul woon ginnaaw raay aussi. du ma ñaan boobu. du ma ñaan loolu. donc su ma dee ma nekk candidat may ñaan yàlla ku gën si ginnaaw raay yàlla na ko yàlla jox mairie bi c'est parce que li may def am na fu ma toll li ma bëgg aussi am na fu ma toll mooy ginnaaw raay am na fu ma toll. donc rendez-vous bi ñu leen di jox mooy déjà campagne bi war na tijji ñu dem ci ak xel te bañ ci dem ak xol. beneen bi mooy le 23 surtout la jeunesse. souvent dañ lay naan bul seeti jeunes yi. ñoom laay waxal. xam naa mun naa jàkkaarloo. waaw yoon caméra bi. la jeunesse damay dégg lu bari ñu ne leen ñu ne ma bul seeti jeunes yi dañuy wax rek mais jouru élection yi dañuy fubali match dimanche duñu voté mag ñi ñooy voté. dama leen di xamal ni seen destinée fii ak 5 ans yi di ñëw. ki ko war a yor moom la ñu war a fal le 23 janvier. est-ce que yéen li ñu leen ne da ngeen di dem fubali match dimanche wala du ngeen dem voté ji. ndax da ngeen koy wane dimanche jouru élection yi. wala da ngeen di wane ni yéen li ngeen bëgg muy terrain de football synthétique yi ngeen di réclamer terrain de basket yi ngeen di réclamer wala leneen ak leneen li ngeen di réclamer moo xam bourse la moo xam lu mën a doon ndax yéen bi yoon da ngeen di bàyyi ay mag yu am 60 ans wala 70 ans dem ñoo xamante ni xëy na mun naa ni seen dund daanaka li ci des mun nañ ñi yéen a leen ëppale avenir ñoom ñu dem di choisir pour ñoom seen bopp ñoom mag ñi yéen jeunesse yi loolu ngeen ne intéressé wu leen. donc je crois que challenge la boo xamante ni. dama leen koy lancer le 23 janvier yéen ñëpp na ngeen teel a jóg 8h ngeen dem rang balaa mi di fekk jeunes yi nekk ginnaaw raay yëpp voté nañu la 3e voie. mooy man sama bulletin ngeen xam ni ren mairie bi wala déwén bu ñu ci duggee ak jàmm muy janvier jeune moo ci war a toog te jeune waxuñu n'importe quel jeune. mais jeune mu mel ne Mbaye Diouf la. ndax nit ñee ko waxuma ko. donc mooy wax dëgg na yàlla xamee ngeen ma ci loo xamante ni. éthique la surtout ak valeur loolu laa gëm nitu principe la te it booy dénk da ngay dénk koo xamante ne vraiment wóolu nga ko. te li ngeen di dénkee avenir la donc léegi lay remercier d'abord. merci beaucoup muy Ginnaaw Raay Info TV. di leen ñaanal seen liggéey bi ngeen def yàlla na yàlla gën a wéral seen xel. amiin amiin li ngeen yor comme entreprise. muy télé bii nii. yàlla na yàlla def ba mu nekk télé bu mag boo xam ne dañu koy xool fépp ci àdduna mu nekk R sax plus 10. donc maa leen koy ñaanal di leen remercier déjà ci li ngeen def di aussi remercier ñi nga xam ne ñoom laa àndal. ndax it politique yombul. déedéet ndax daanaka ñi politique ñi si bari bu ñuy ànd ak yow dafa am lu tax ñuy ànd ak yow mais man yàlla dogal na ñi ma àndal. ñooy jël seen alal di ci def. mais kenn musuma laaj ñaar dërëm xam nga loolu aussi tam boo ànd ak ay nit yu mel noonu ba pare ñu investir la. dooleel la. di la jàppale nekk ci terrain bi guddee ak bëccëg mardi ba dimanche ñun dañuy porte à porte. lundi rek la ñuy bàyyi parce que réunion d'évaluation la. loolu nag maa ko may gars yi yeneen adversaires yi ku ñemee na nga def comme ni ñuy def defe naa doo fekkee campagne bi. su ko defee loolu moom mënul si ñàkk ma waxaale ko. di ñaanal ñëpp jàmm di leen asalaamaaleykum wa rahmatullah ba beneen merci beaucoup merci beaucoup Mbaye Diouf mbokk yi Olof Ndiaye moo ko lépp nee na ku lekk lépp jóge fi ku am séddal say mbokk candidat bi nga xamante ne lañ seet si woon tey jii mu am yéene ñu dénk ko Ginnaaw Raay Nord muy Mbaye Diouf bu 3e voie moo nekkoon sunu gan tey seen émission Lango politique ci GR Info TV di jox ñëpp dig daje ci yeneen ay bés ak yeneen candidat mbokk yi jërë ngeen jëf abonné leen la chaîne YouTube bi nga xamante ni mooy GR Info TV di leen xibaar lépp loo xamante ni xew na la chaîne leader jaa ngeen jëf merci beaucoup.